le mandataire national mu dem déposer ko ñu ànd ci loolu ñun ñëpp te biñ moom noonu la ko defee waaye nañu xam ne it loolu mu def yombul parce que boo defee investiture da ngay def ay choix te boo defee choix dina am ñu dugg am ñu duggul te li jara fàttali moo di bokkoon na ci lu ñu wax ñu waxtaane ko au niveau de la conférence des leaders ñu waxoon ni 3/4 des leaders yi dañ leen di ñaan ñu dem au niveau des départements donc liste nationale bi li ñu bëggoon mooy 1/4 rek mooy nekk ci liste nationale bi waaye bi ñu demee ba ci biir gisuñu leader yu bëri yoo xam ne ni nangu nañ dem ci département yi et donc à partir de là il fallait nécessairement mu am arbitrage en tenant en compte de certains critères yoo xam ne ni dañ ko waxtaanee te bokk na ci critère bi gën a jiitu mooy parti yi gën a am doole yi gën a am représentativité puisque xam ngeen bu baax ni élection yi ñu jëm on a besoin d'un électorat de masse te électorat de masse parti yi nga xam ne ni ñoo am doole ñoo koy gën a porter donc loolu moo taxoon critère boobu ñu jiital ko te le président Khalifa Sall ci loolu la sukkandiku def listam waaye bi mu ko defee it comme ni ma ko waxee sànq am nañu kontaan am nañu kontaanul waaye li ci gën a am solo moo di su fekkee da nga nekk ci benn coalition wala organisation boo mën di nekk su fekkee ne am na lu la ca neexul li nga war a def mooy nga toog ak ña nga ko seqal ngeen échanger nga wax leen li nga xam ne ni kontaanuloo ci donc rafetlu wuñu nag li nga xam ne ni suñu yenn camarades leaders def nañ ko puisque amoon nañu possibilité ñëw conférence des leaders wax li nga xam ne nii moo leen neexul noonu la mbir mi waroon demee te it beneen bi mooy nit soo ko joxee mandat mu def liggéey boobu même boo jàppee ne ànduloo ci même boo jàppee ne ni mu ko defee méngoowul ak yow ni nga ko bëggee woon mi di wax nga toog ak moom nga déglu ko ba pare am na foo xam ne nii fa la ñu war a waxe ak foo xam ne nii waruñu fa waxe fi ñu toll ci contexte politique Sénégal amul benn leader bu war a doxalin boo xam ne nii dafay fragiliser opposition bi dafay fragiliser coalition muy Benno Bokk Yaakaar muy Yewwi Askan Wi muy Wallu muy beneen coalition bu nekk ci opposition bi donc dañu war a boole suñu doole dañu war a jiital intérêt généralu askan bi ba nga xamante ni suñu ay intérêt partisan dañ koy teg de côté donc loolu nekk na loo xam ne ni am na ñu ngi koy mettitlu waaye nekk na loo xam ne ni mënoon nañ ko regretter mënoon nañ ko éviter donc suñu camarades yooyu ñu ngi leen di wax qu'ils reviennent à la raison parce que liggéey bi ñu bëgg a def ñun ñëpp ñoo ko bokk te li ñu ci yéene mooy ñun ñëpp ñu àndandoo defandoo ko ni nga xam ne noonu la ko askan bi bëggee parce que coalition Yewwi Askan Wi bokkul nekkul ne rek purement ko moom wala Pastef wala Taxaw wala PRP wala PEM wala beneen parti coalition Yewwi Askan Wi Sénégal ñoo ko moom et moomeel gi ñu ko moom wane nañ ko ci élection yi ñu génn donc ñu ngi wax leader yi te it boo fekkee da nga nekk leader dafa am loo xam ne ni moom ngay ëppale ñi nga jiite ngaa war a jël hauteur bu bëri jël hauteur ànd ak sérénité gérer sur situation boobu ba nga xam ne nii du am kenn ku mu gaañ ba nga xam ne nii yi askan bi nga xam ne nii moo tax ñun ñuy sacrifié wu suñu temps suñu moyen suñu matériel nga xam ne nii askan boobu dinañu gis seen bopp ci suñu doxalin loolu nekk na lu ñu bëggoon leeral ñu ngi leen di wax ne leen liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye seen doxalin nañ ko xoolaat ñëw duggaat génnewuñu sax nde ñoom waxuñ benn yoon ne dañoo génne coalition Yewwi Askan Wi waaye dañ leen di wax qu'ils reviennent à la raison ñu ngi échange ak ñoom Yewwi Askan Wi amul benn problème contrairement ak li ñuy wax ci presse bi que c'est mi ngi bëgg a tas Yewwi Askan Wi amul kenn ku ko mën a tas kooku na ko Sénégalais yëpp xam kenn mënul tas la coalition Yewwi Askan Wi loolu bu ñu ko waxee ba pare dañuy ñëw ci li nga xam ne ni xew na au niveau de la direction générale des élections le mandataire national dem na ci guddi dimanche ak altine pour déposer dossier yi nga xam ne ni ñooy dossier candidat yi ñu investir au sein de la coalition Yewwi Askan Wi mu ànd ci ak Wallu bi ñu demee def nañu seen liggéey am na ñu leen jàppale
mu bokk ci parti waa PUR waa PASTEF waa Taxawu ñu ñëw jàppale mandataire national bi ci liggéey boobu. waaw bi nga xamante ne nii def nañu liggéey boobu ba ak temps bi mu jël yëpp la nuit du lundi effectivement man ci laa dem au niveau de la direction générale des élections fekk liggéey bi avancé na li desoon bariwul mu desoon quelques départements yu ñu waroon déposer et bi ci gënoon ràññeeku mooy bu Dakar département de Dakar mu am ay échanges yu am xam naa ne le président Ousmane Sonko dana ci ñëw même su fekkee ne échange yi am na benn lenteur boo xam ne nii mënoon nañ ko éviter am na bi mu amee man maa ngi taxaw le mandataire national mi ngi taxaw yeneen collègues yi fa newoon ñu ngi taxaw ñu jox instruction wax ni nañu remplacer Pala Mbengue na ko Pala Samb autant pour moi na ko Ngone Mbengue remplacer et wàllu ñu dugal Joseph Sarr ak son suppléant donc tout problème warul woon mën a am waaye mandataire national bi ci confiance bi mu am puisque ñu xam ne c'est un travail d'équipe ci coalition la ñu nekk donc liggéey bi du kenn moo koy def ñun ñëpp ñoo ko bokk et ci bokk bi ñu ko bokk la délégué lenn ci li mu waroon def kenn ci ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci équipe bi kooku it contrairement ak li nit ñi di wax nekkul ni dafa bëggoon lor coalition bi nekkul ni dafa bëggoon xeex kenn wala dafa bëggoon xeex ñenn ba mu demee ca saal ba li nga xamante ne ni am na fa moo di ci njort bu rafet la ko waa direction policier yi nekk foofu bokk ci direction générale des élections wax ko ne ko lan ngeen di sonn parce que yéen a ngi échanger boobu ba léegi ci ki ngeen di dugal ku ngeen di dugal boo leen compter ba 6 à partir de sixième personne bi mën ngeen bañ a respecter parité donc moom en voulant bien faire mu nangu loolu li ñu ko waxoon mu génnee par la Samb génnewu ko donc ñu jàpp ni li am ba am mooy nekk na loo xam ne nii waroon nañ ko mën a éviter lépp li am ci mbir bi c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter qui était vraiment évitable mais malheureusement am na et puis ñu ngi regretter bu baax échange yi nga xam ne ni am nañ ko par presse interposée loolu rafetul jaaduwul ku ci nekk bëgg nga jàpp nga ne li nga def da nga bëgg a laver sa honneur waaye nañu fàttaliku ni li gën a am solo mooy askan bi fi ñu toll ci Sénégal coono bi nga xam ne ni askan bi mi ngi nekk di ko endurer ndax régime bi fi nekk depuis 2012 bépp leaderu opposition bi dafa war a xoolaat doxalinam dafa war a xoolaat ni muy waxe parce que li gën a am solo mooy ñu taxawal askan wi liggéey def ba nga xamante ne nii askan bi dina ci gis boppam donc bi loolu yëpp amee démb ci suba ñu dem waxtaan nañ ndax booba léegi ku yaakaar ni échange amul ci coalition Yewwi Askan Wi da ngay nax sa bopp pour wax leen rek ne leen dara amul ci coalition Yewwi Askan Wi jàmm moo fa am te doole ba mu amoon mi ngi continuer di ko am cohésion ba mu amoon mi ngi continuer di ko am loolu moo am ba ñu ci waxtaanee ñu ak suñu ay avocat ñu ne nañu def recours au niveau du Conseil constitutionnel ba si yàgg ñu ne balaa ñuy def recours bi nañu bind courrier pour dénoncer déjà li nga xam ne ni moo am ci parrainage yu Benno Bokk Yaakaar mooy mu nekk liste de parrainage boo xam ne nii ça doit être une liste qui est irrecevable puisque arrêté bi nga xam ne nii moo daté du 2 mars 2022 ñoom respecté wuñu ko ñu ne nag xëy na am na lu am ci suñu coalition ci liste départementale bi waaye bu ñu fàtte li nga xam ne nii moo am ci parrainage yu Benno Bokk Yaakaar ci la ñu bind courrier wax adressé ko la commission bi nga xam ne nii mooy réceptionner dossier yi benn courrier bi beneen bi ñu adressé ko à la Sénat et à notre grande surprise bi ñu xëyee démb ma ànd ak le coordonnateur le mandataire national moom moo am droit dugg UC bi ñu àndal sax dañu bañ ne du dugg te ku xam ne UC c'est un officier ministériel boo xam ne nii ci cadre liggéeyam amul benn béréb buñ ko war a mën a aaye
waaye malgré ça l'administration centrale la direction générale des élections bañ nañu ne huissier bi du dugg ci locaux yi loolu nekk benn forfaiture boo xam ne nii kenn mënu ko comprendre bi loolu weesoo mandataire national bi dugg pour jox leen à main propre contre des charges au monsieur moom ci boppam mu bañ ne du jël courrier yooyu bañ ne du jël dossier rectificatif bi nga xam ne nii moom la ñu doon yóbbu puisque comme ni ngeen ko xamee Ousmane dina ci ñëwaat sànq amul benn loi buy interdire ne bu amee benn investi ci liste war na mën a démissionner wala war na mën a retirer boppam loolu amul dara lu koy aaye ba tax na ci loolu la ñu sukkandiku dem yóbbu dossier yooyu pour ñu jël ko en compte en même temps ñu fàttali leen ne leen boo leen di jàngat dossier coalition Benno Bokk Yaakaar bàyyi leen xel ni ñoom dañoo violer arrêté bi nga xam ne ni ministre de l'intérieur moom moo ko signé bi ñu demee commissaire bi dafa bañ ne du jël courrier yooyu loolu nekk loo xam ne ni lu yéeme la parce que xamuñu depuis quand l'administration choisit les courriers qu'elle réceptionne mu nekk lu doy waar te loolu li muy ñuy jàngal moo di ñoom seen état d'esprit moo di lu leen neex la ñuy def ndax président de la république moom moo ko wax nee na dina réduire opposition bi à sa plus simple expression donc ñi mu jiite ñi mu àndal ci boobu yooyu jéego la ñu nekk donc ñoom bañ nañu huissier bi dugg def liggéeyam administration bi bañ ne du jël courrier yu ñu ko jox loolu mu nekk lu doy waar ñu bëgg sénégalais yépp xam loolu ba ñu fa jógee ñu dem Sénat gis président wu Sénat moom ba ñu gisee ak moom nangu na jël courrier bi il a été très cordial contrairement ak li ñu wan au niveau de la direction générale des élections donc loolu yëpp pour wax leen ne leen coalition Yewwi Askan Wi tey la gën a taxaw am na loo xamante ne ni dootu ko nangu ci échiquier politique bi parce que fi ñu jëm il faut Macky Sall ak ñi mu àndal xam ne duñu leen bàyyi ñu def lu leen neex suñu yaakaaree ne dañuy continuer di opprimer les leaders politiques dañuy continuer di opprimer les Sénégalais loolu dinañu leen wax ne leen loolu dana dakk loolu dootuñu ko nangu te coalition Yewwi Askan Wi parce que bokk na aussi li ko gën a jaaxal lu mu xaarul woon mooy démarche bi nga xam ne ni Yewwi Askan Wi def na ko mooy def tout ba rassembler opposition bi musuñu woon xalaat ci taarix ne dinañu dem ba mën a signer ay accord ak la coalition Wallu pour mën a liggéey ak ñoom lu jëm ci élection législative loolu dañu ko def parce que xam nañu enjeu yi xam nañu coono bi sénégalais yi di endurer politiciens yi lu ñu leen di reprocher lu ñu leen doon reprocher moo di nanguñu woon nekk benn te loolu coalition Yewwi Askan Wi wax na askan wi ne leen loolu moo tax ñu def accord boobu ak coalition Wallu pour jàmmarloo ak Macky Sall wan ko ni ko bu yaakaaree ne moo am doole ñun ñoo ko ëpp doole danañ ko gagner am majorité au niveau de l'Assemblée nationale loolu nag moo tax mënatul am jàmm muy def li muy def wax bi duma ko guddal le président Ousmane Sonko dina ñëw ci li nga xamante ne nii ci la ñu jëm dina ñëwaat effectivement ci li nga xam ne nii moo nekk d'actualité pour bañ a guddal kàddu bi loolu laa amoon ci lu may introduire dama koy bàyyi ak kàddu bi mu gën a xóotal waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Cheikh Tidiane ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ay mbir ci ay fait ni ko tubaab di waxee du ñu jàppee ne nag wax jot na loolu tax man tey ma jóge fi ma ne woon yegg si sànq jokkoo ci ak Cheikh Ahmed Tidiane moom mi si boppam mi ngi woon hors de Dakar ci benn dëj ñu daje fii pour waxtaan fii nag ñoo ko tànn ndax xam ngeen ni kenn ku ne ci ñun am na siège am waaye ñoo ñëw siège bu taxawu ndax lan ndax symboliquement siège bi ak salle bii ñu ne dafa am
loo xam ne fii lañ ko fase woon ci salle bi te foofu la ñu bëgg a tàmbali. dinañu waxtaan ci ñetti pàcc. bu ci njëkk mooy li nga xam ne xew na ci biir Yewwi ba tax ñenn ci kilifa Yewwi génn am lu ñu taxawee am lu ñu wax. ñaareel bi mooy li xew ci dépôt liste yi ci boppam. ñetteel bi nag te moo ñu ëppal yitte ñun mooy li nga xam ne moom la ñuy dëgmal ndax Macky Sall faaw ñu jàmmarloog moom loolu mënul ñàkk loolu moo ñu gën a yitteel fi mu toll nii. donc pàcc bu njëkk bi dama bëgg a fàttali nit ñi nii fàttali ko sama bopp fàttali ko képp koy leader te bokk ci Yewwi Askan Wi waaye fàttali ko askan wi su dee jar na ko sax ndax dafa mel ni askan wi daf ñëw jiitu ñun ci li nga xam ne mooy mbébét ak projet Yewwi Askan Wi waaye damay fàttali damay joxe benn mandarga liste yi ñu fi annulé bëri na te du ay liste benn dëkk du liste benn département waaye liste nationale lépp ñu boole ko annulé ko ne sa parrainage matul pourtant coow li tollul nii de ñu ne benn liste Yewwi Askan Wi sur 53 xaw ma wala 54 boo ci boole liste nationale doonte liste bu am solo la ndax mooy liste Ndakaaru waaye dañu ne benn liste Yewwi Askan Wi la Macky bu bëgg a nax saa yel coow li ne gàññ loolu day firnde benn mbir mooy fi Yewwi Askan Wi tollu réew mi yaakaar bi askan wi am ci Yewwi Askan Wi yaakaar googu nag ku woote boppam leader te nekk ci Yewwi Askan Wi waroo ko fàtte parce que dafa mel ni bu boobaa xamoo lan moo ñu tax a jóg dama koy wax ci sama bopp wax ko ci képp kuy leader Yewwi Askan Wi ndax Yewwi Askan dafa am fu mu jaar ba juddu ba taxaw ba nekk fii kon képp kuy leader ci Yewwi Askan Wi ak lu la mën a naqari dafa am fu muy toll su dee fàtte nga askan wi su dee fàtte nga askan wi xamal lan moo la andi woon ci Yewwi Askan Wi parce que wax naa ko ñaata liste lañ fi andi leen ñoom ñoo xam ne dañ leen ne du ngeen participer du tout ci élection bi ñun dañu ne ci benn département ngeen dul participer waaye semaine ngi nii réew mi dafa taxaw ngir loolu gëm naa ni bu doon Benno Bokk Yaakaar la coow li du toll nii kon loolu firnde la ñun askan wi deseluñu dara te am na lu muy xaar ci ñun mooy ñu mën a fàtte suñu bopp tuuti waaye man la rek man la nañ ma fal su dul man réew mi def naa woykat bi loolu la waxoon loolu dafa rafetul nañu waxante dëgg su ma defee précision boobu nag dinaa wax ni salle bii la ñu daje gën saa gudd def naa war na def 15 jours ci gannaaw ñu réunion ñu ne léegi dañu war a tabb bi ñu waxtaanee Cheikh Tidiane waaye wax fàttali na ko léegi dañu ne woon nañu fexe ba 70% des leaders nañu dem ci département yi parce que élection bi ci département yi la du ci liste nationale li gën a yomb ci élection législative mooy nga ne maa ngi làqatu ci liste nationale danañ ma fexe ba def ma place bu may nekkee député waaye élection bii ci liste nationale ci liste départementale yi lañ koy gagné bañ na ba moom bi ñu demee ba coow am ci naka la ñuy def ba joxe 7 députés yi ñu war a mottali bi coow li amee dafa dem jël ay député ci liste nationale yóbbu ko ci liste départementale parce que foofu la enjeu bi te mu leer ni moom li mu am ci ay kàngam lay tabb ci liste ci département yi ba pare sàq xaalisu réew mi ay milliards jox leen dem leen ngeen gagné ci kon ñun bu dee ay leader lañu am ay leader kii ne man maa ngi dëkk département sàngam kii ne maa ngi dëkk département sàngam même soo gañewul sax mais
leader bu nekk war na am sañ-sañu peesew moo gën nekk rek ci liste nationale tey ak nu munti